enjeu yu ëpp solo ci jamono ji ñu nekk ni ndax ndox lu am solo la ci dundu doomu aadama, ci mala yi, ci gàncax gi, ci lépp. L'eau c'est la vie, comme niñ koy waxee. waaye gis nañ daal am na ay jafe-jafe lool surtout ñun ci Afrique fii subsaharienne, désert bi avancé wu désert bi ak yooyu day tax ndox manqué. Donc ni muy matérialiser woo mooy tey am na ay images yu ñu ma envoyé keroog ma gis ca booru Kédougou, gis ay soxna yi nga xamante ni ñu ngi boot seeni doom ba pare di gas ay teen pour mën a am ndox. loolu mu doon lu doy waat, mu doon lu yéeme lool 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 lool. foofu sax sori na waaye boo ñëwee fu mel ni Dakar pôle urbain la ak forte urbanisation bi ak li ko jege sax ñu am problème mu ndox tamit. dinañ toog ay bés ci suñuy robinet du am ndox. amoon na ay jamono mu gënoon fi tar sax ñu ne ñu ngi defar parce que dañ nekk di defar centralu Kër Momar Sarr 3 bi je pense. mais gis nañ ni boobu ba tey mbir yi dafa daal di gën a takkarnaase. ndox amut, ndox day manqué lu bëri ci Ndakaar ak li ko wër. waxatuma Sénégal ci gox-goxaan yu sore yi mais non seulement dafa manqué mais ndox dafa cher. dafa am benn logique commerciale bi nga xamante ni de plus en plus ci àdduna bi d'ailleurs multinationales yi dañ nekk di dañ profit bu ëpp bi ñuy ut ci ndox au détriment des principes d'accès à l'eau bi nga xamante ni déclaration universelle des droits de l'homme ONU sax nee na ni bépp citoyen ak fépp fi nga yeewoo war nga mën a am ndox mu sakkan mu doy waaye mu doon it ndox boo xamante ni dina sell. te ci Sénégal bu ñu gisee comme ni ma ko waxee Ndakaaru daanaka ndox problème la fi ba tey te fii mooy capitale bi. coupure yi bëri na mais en même temps da ngay xool ndox dafa cher. facture yi bu ñëwee muy gën a cher. bu ñu xuusee ci waxtaan wi dinañ ñëw ci yenn aspects yi multinationales yi de plus en plus da ngay xool même Sénégal depuis les années 90 dafa am aspect wu gestion wu ndox bi nga xamante ni dañ ko jëlee ci état jox ko ay privé ñu koy gérer. voilà ñun ñu nekk ci infrastructure yi ay SONES ak yooyu mais da ngay xool tey jii nii am na ay jamono sax xawoon na am ay jafe-jafe. ci biñ nee concession bi dañ koy renouveler ay Suez ñu ñëw Veolia ak yooyu. ba ñu attribuer tey Sen'Eau moo ñëw waaye amut coppite. sénégalais yi ba tey ñu ngi am jafe-jafe ci li jëm ci ndox donc volet commercial bi mu ngi jël le dessus sur le volet humain et tey jii nii am na ay information yu ma jot sax comme quoi Amérique tàmbali nañu ñenn ñi tàmbali nañ foofu di activer wu pour coter l'eau en bourse c'est-à-dire ndox bi nga xamante ni yàlla moo ñu ko jagleel. ñëpp war ci jot voilà dugg bourse des valeurs. comme yenn biens yi nga xamante ni nit ñi dañ koy xëccoo ci àdduna mu doon moomeelu ñenn ñi mu nekk sous le contrôle de ñenn ñi. alors que ndox nit ñi dañu ci war a jot en quantité suffisante et puis ndox mu sell. loolu problématique bu grave la te boo ko indee fii Sénégal daal mbirum gouvernance de l'eau. justement foofu yaa ngi koy wax léegi ndox bi dugg na bourse des valeurs tey mën nañu xëy ñu ne ñu njëg bi yokk na wala wàññeeku na ñun ñu am ci en abondance ndax xel mën na nangu li ñu gis nii que ñu jël ko dénk ko ñoo xamante ne ay doomu yeneen i réew lañ. loolu problème la parce que ndox gestion wu ndox bokk na ci des aspects de souveraineté d'un peuple normalement waruñ ko dénk kenn suñu état moom moo ko war a gérer mu am dans la gouvernance mu ibbeeku ak yeneen acteurs yi nga xamante ni dañu joxe seen i xalaat joxe seen i xam-xam pour fexe ba ndox gi nga xamante ni que ce soit océan mer cours d'eau yeeg yooyu et même eaux pluviales yi taw bi nga xamante ni day taw bu ñëwee réew yi nga xamante ni daal ñu ngi am perspective parce que ndox ñun ñu ngi koy jëfandikoo tey mais enjeu bi ëpp solo mooy nan la ñuy fexee ba génération future yi ñu fekk fi ndox bu doy donc de plus en plus ci yenn réew yi en même temps qu'on parle de gouvernance ou ressources publiques ci ay koom gouvernance jëm ci yenn ressources yi mais gouvernance su ndox aussi mu ngi am solo de plus en plus pour que état mu ibbeeku acteurs nationaux yi ku ci nekk mu indi xalaatam ci nan la ñuy fexee ba ñu gérer ndox mi pour que citoyens yi fépp fu ñu nekk ndox mu bañ a doon seen problème ñu koy am et puis mu doon ndox mu sell. da ngay ibbi robinet yi ndox bi kenn du xam lu muy nuru. ku amul yenn moyens yi am filtre. de plus en plus yenn famille sénégalaise yi eau minérale c'est-à-dire eau yu nekk ci bouteilles yi ñu koy commercialiser moom la ñuy jënd pour di ko naan. loolu dafa am catégorie wu sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo ko mën a am waaye sénégalais lambda yi ñi nga xamante ni
li leen gën a sax sonal tey mooy lan la ñuy lekk dépense quotidienne bi ak yooyu buñ ci naree boole di jënd ndox eau de source pour di ko naan loolu mënul nekk. Donc il faut que daal état bi mu def ci ay jéego pour que ñu moomaat suñu ndox ñu moomaat suñu ndox ci réew yu bëri sax dem nañ ba ñu ngi waxu conceptu nu mu tuddati même municipalité yi à l'échelle des régions parfois dañu leen di jox ay responsabilités yi war pour que acteurs yi ñu dénk leen au niveau local la gestion de l'eau état renforcer leen pour que yëf yi mën a yemb. Donc comme ci loolu lañ nekkatuñ sax ci mbirum état rek mais ñu ngi koy wàccee ci gouvernance su eau bi ba ci collectivité locale yi mënuñu xalaat ñu toll ci jamono yi ñu toll l'exploitation de l'eau au Sénégal ak commercialisation bi que ñu koy dénk ay multinationales yi nga xamante ni feneen lañ dëkk ñëw profit moo leen tax a jóg commercialiser moo leen tax a jóg waaye voilà di laisser en rade le peuple. Et à défaut de cela xëy na solution yu gën a gaaw ndax mënuñoo renégocier waat contrat bi ak Sen'Eau wala ñu imposer leen li nga xamante ni moom la ñu diggoon Sénégalais yi que njëg bi du cher et que ndox bi dina set dina sell dina doon ndox boo xamante ne nit yi dinañ ko mën naan. loolu état dafa am responsabilité boobu te gis naa ñu mel ni ñoom Mignane Diouf ñu ci am liggéey bu am solo. parce que tey bu doon Sen'Eau bi muy ñëw ñëpp li ñu diggoon nit ñi mooy que ndox bi non seulement dina gën a doy coupure yi dina wàññeeku waaye ndox dina njëg gi dina wàññeeku mais tey xoola man sama dernière facture bu ma la ko woonee ngi yuuxu par rapport à yeneen factures yi ma doon am te ndox mu ngi gën a continuer coupure yi di gën a am loolu problème la et état bu responsable li mu war a def mooy xool ni ñuy def pour que ñu moomaat yëf yi mais yéen lu tax duñu leen dégg ci ndox bi ni ñu leen doon déggee ci courant bi ak yeneen ak yeneen. ndox bi pourtant ñu ngi ciy liggéey lu bëri je me rappelle am na ay jamono ñu ngi woon booru Kédougou doon def benn tournée ñu dagg ko daar ñëw rappliquer ci Dakar nekk ci donc ñu ngi ciy bay suñu waar ak yenn communauté yi ñu ngi ciy bay suñu waar mais ñun mouvement citoyen rek lañu mënuñu nekk fépp aussi amuñu sax prérogative nekk fépp mais ñu ngi ci bay suñu waar di ci accompagner sénégalais yi pour que mbir yi mu gën a yemb. D'accord Ndeye Dimet. maa ngi lay fay nuyu Fatou Abdou nuyu Aliou Sané am mbégte dalalaat ko fii xam naa dinaa ñëwaat si yow dañuy dem directement rek ci monsieur Mbacké Seck moom it am mbégte dalal ko d'abord forum bi ñu organiser fii ci nga xam ni réewu àddina bi yëpp dañ leen fi représenté lan la ki Sénégal mën a gagné d'abord. waaw jërëjëf am mbégte trop di waxtaane sujet bu am solo ni muy ndox am na sax ñu ni planète bi ñu nekk warul woon tudd la terre dafa waroon tudd l'eau parce que 70% de la planète ndox moo ko lal ndox si la dund jóge ci gëstukat yi ci li ñu wax sommet bu mel nii nga xam ne bi ci mujj ci Afrique mu ngi amoon il y a